RFM matin 8h jot na El Hadj Assane Gueye yegsi na ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj salaamaaleykum. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi leen di ziar mbokk yi di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi jàngalekat yi wàcc tey ci ngoon ci mbedd yi ñaxtu yi fësal seen ñàkk ànd ci doxalinu nguur gu Sénégal la ñu bëgg mooy mu wàccoog diggé yëwoon di accord seen digg ak ñoom ak werante ginnaaw ak cong ca Fass kawoon diwaanu Saloum bakkan rot ca am ci ñu ami gaañu ak werante ginnaaw tuuma jëm ci l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass nekk càggante daa am ca Pajema ñu weddi ko ñoom kilifa yi ko docteur ne la leen ci waroon yëpp ci wàllu taxawu def nañ ko jëmee ci ña nu daal di dalal foofa nay malade actualité bi bokk na ci wàllum diine ndorteelu ziar bu njabootu Thierno Oumar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu tey ji lay doon ci suba gi 40e édition bi nag ren ñu ngi ko dara jaale Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu njabootam sport gi Cheikh Tidiane Diagne la nu ci àndal wàllu caada Hadj Ndate Diop yéene kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou Thiam jàngalekat yi bootu ci kuréel gi di G7 fas yéene wan gannaaw classe yi tey jile bu ngoonee ñu amal ab dox ngir rek fësal seen ak càkkuteef ci nguur ak Sénégal accord yi woon seen digg ak ñoom ak doxale am ci ginnaaw bi nu defee débrayage démb jàngale diir daal di dakkal njàngale moomee tey ji duñu faf jàngale ci it bu ngoonee ni nu ko waxee daanu daal di amal dox boo xamante ni ma ngay daal di doon ci place de la nation ba rond-point radio télévision bu Sénégal fu ci mel ni Sédhiou muy démb yi tey waa G7 seen ñooñ yëf ànd nanu ci ndigalab grève bi Max Euclid Compagnie mot d'ordre bi alhamdulilah nit ñi suivre nañ ko bu baax suñu collège test yi yu gën a mag yi commune Sédhiou woote nañ fa yónnee nañ fa suñuy ndaw lu ñu wax leer na école yëpp tëj na gënaluñu nag laay wax waaye sant yàlla war nañ ni jàngalekat yi pare nañu daal pour jàmbaarloo niki seen morom mi jàngalekat yu féete ci Sédhiou taxaw nañu temb ngir pousse gouvernement bi doxal engagement yu ñu jël yëpp Barnabé Diémé secrétaire général CUSEMS coordonnateur G7 Sédhiou waxoon nañu ak état bi ci yëf yi suñu lenteur administrative da ngay commencer liggéey pendant 4 ans 5 ans doo xam ci loo nekk mu mel ni yaa ngi door a commencé da ngay déposer dossier mu réer doo xam fu mu jëm wala dañ lay fay rappel mu mel ni luñ la jox ci xaalis ñu ngi la koy rocc ci sa salaire yow sax dootoo nelawaat mi ngi mel ni également ci système de rémunération bi waxoon nañ ko nu ñuy fayee nit ñi baaxul ñu ngi xaar état bi dellu ci yooyu mu saafara lu ñu jotoon xaatim ak moom mu réaliser ko coow li jeex ñun loolu rek la ñuy ñaan. ci seen assemblée générale boobee sax waxtaanee nañu lu jëm ci yeneen jafe-jafe jàngalekat yi di jànkonteel ci diwaan bi ci ay kaddu coordonnateur G7 Sédhiou Barnabé Diémé. ñaari exemple rek suñu collègue yu nekk fii centre de formation professionnelle ils ont des difficultés yi nga xamante ne tar na lool tey sax ñëw nañu jooy ko ci enjeu bi am nañu jàngalekat ñu ngi ci ay zones yi nga xamante ne xaw na compliqué parce que dafa am ay phénomènes culturels yi nga xamante ne daf leen di daal souvent ay enseignants ñuy agressé ay enseignants ñuy dóor Sédhiou moom ren moom gisaguñu ci ñu ngi sant yàlla te ñu ngi ñaan mu continuer waaye déjà dëgg ngeen problème jëmbereem bi donc problème yooyu la ñuy jànkonte fii au sud. débrayage tey jii nii grève totale ëllëg di ab message alerte bu ñu jagleel gouvernement bi ci gis-gis waa G7 gannaaw bu ñu amalee assemblée générale évaluation Sédhiou Max Euclid Compagnie RFM. jërëjëf Max Euclid Compagnie banqaasub SAES bu faree sësti di daara ju ni jàngale wàllum tasam xibaar ak technicien ci fànn communication ñoom yooyu jàngalekat yu SAES di wéyal débrayage gi yu ñett ci fan yu nuy tollanti dogal bi ñu ngi ko jël démb ginnaaw ndajamu yaa seen biir doon rek xayma débrayage gu njëkk ga ñu fàttali ni banqaasub SAES ga ci sësti la nuy rek di ñaawlu mooy noppi ko kilifa yu Sénégal kilifa yu rectorat ba ci daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop ngeen baal ma ak direction affaires pédagogiques bu UCAD ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi sàkku ñoom ñooñee waa SAES sësti ñu niilal attestation di lijaase yoo xamante ni ci seen gis-gis dañu ko baaxee ci anam yu dëppwul ak yoon juróom fukk ak ñaari étudiants yu fekk baax ci réewum Bénin wàllu xibaar bokk na ci ak cong gu ànd ak ñaawteef bakkan rot ca am ci ñu ami gaañu ci fi nga xamante ni mooy ca Fass kawoon na mu ngi ci diwaanu Saloum am na ci ko ami gaañu ni ñu ko waxee bakkan rot ca ginnaaw cong gi nag werante jiboon na jëm ci càggante gu ca l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass boole kilifa yi l'hôpital bi nag addu jëmee ca wedd nañ ba mu set xamle ni ci njëlbeen ba fi ñu ci toll jamono yi ñu ngi ci taxaw ci anam yi mu waree ci wàllu kër docteur leeral yi Ibrahima Diamé yi. papa ji mu ngi am 49 ans doom ji mu ngi am 18 ans doom ji tudd Bassirou Cissé papa ji tudd Abdoul Aziz Cissé
ce sont des Américains, nationalité américaine. ay Samba Boy ñoo leen fekk seen kër xaaju guddi ci quartier Fass Kawoon dóor leen gaañ leen benn ñu rawale leen hôpital faf sax doom ji dafa mujjee ñàkk bakkanam docteur hôpital bi nag di ñëwaat kon ni gaañu gaañu yi demee. doom ji bu mu agsee gaañu gaañu bi dafa soxoroon ba nga xamante ne ci wàllu hémodynamie xaw ma naka lañ koy waxee ci olof waaye ñàkkoon na deret bu bëri te il était un peu agité gaañu gaañu ci bopp bi jaasi bu ñu dóor ci bopp bi dafa xar bopp bi maanaam ba nga xamante ne après bu ñu ko defalee scanner plus tard gis nañ ne xar-xaru bopp bi foofu ngelaw li dafa duggoon ci yuur bi jàpp nañ ne loolu moo waral muccul finalement ci gaañu gaañu boobu. bu dee nag doom ji mujj na ñàkk bakkanam kii di papa ji moom mu ngi résister ba tey ci bloc opératoire. papa ji gaañu gaañu bi soxorul woon soxor bu demee noonu bu mu accès defal nañ ko ay rajo defal nañ ko ak ay analyse. administration hôpital régional bu Kaolack nag doon andi ay leeral ci prise en charge bi nga xam ne def nañ ko ci blessé yi de bu ñu sukkandikoo ci docteur li lépp li hôpital bi waroon a def nañ ko. waaye du caaginu yéex a toppatoo wala ñàkk toppatoo loolu moom mënuñ ko wax ci wàllu prise en charge wax dëgg yàlla def nañu suñu kéem kàttan. ci fàttali nag attaque bi de mu ngi am ci guddik biig ay Samba Boy yu nga xam ni kenn gisagu leen ñoo leen bett seen kër dóor leen ay jaasi yóbbu seen koppar Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. agression yi yemul diwaanu Kaolack Thiès naka noonu ab diire ngi ñu nemmi ko fa lu ni mel ay addu kalpe ki këf alalu askan waak yeneen gox bi di cité Balabé ñu nem ko woon foofu dalab diir daa mel ni léegi daal di wunu mucc rëcc ci yooyu saay-saay ak def ko ti ñaawteef agression yooyu waral ñoom ñu dëkkee Balabé ci Thiès démb yëglu manifester yi sàkku ci kilifa yi ñu wut ca paxe Cheikh Anta Diop. ñu ngi fii ci cité Balabé deb quartier boo xamante ni mi ngi ci Thiès Est ñu gën leen a xame ci cité chemin de fer fii de askan wi jamono yi nelawatuñu ba yandoor ay defkatu ñaawteef ay wëyu ñoo leen di attaqué di leen addu kalpe Alassane Diagne moom moo yor seen kàddu. Balabé lëndëm agression yi sàcc gi boo yoree sa jur ñàkk loo teg ñu jël ko te ay jeunes yi fi nekk di xeex ak borom arme loolu du yoon addu kalpe yi borom jakartaay la ñooy këf mécanicien moto yi ndax fii Carrefour la ku jëm Kër Issa Balabé ngay jaar ku jëm Médina Fall Balabé ngay jaar ku jëm Fandène Balabé ngay jaar feneen foo jëm Balabé ngay jaar ñu fi dëkkul ñoo gën a nekk si danger que ñun dañuy yor arme jaasi leen lay dóor barke Demba Ndiaye lañ ko fi jël fii benn xale motom dóor ko mu amoon na ay seede te 19h climat bi day lëndëm munoo def ko ñëpp ay éclairage bàyyi ab cité naan ay sa dara lii dafa très solaire sa chargé. soxna si di Awa Diallo ne nag li ko ci gën a metti moom mooy wuyu yi bu ñuy dugg ci dëkk bi de pistolet sax daañu ko yor. ñu ngi bëgg a dee ñu ngi nii di indi ay pistolet puis ay kii ñun tamit dañuy wuti pistolet. dañ lay agressé. cité Balabé jamono yi nag ñu ngi ci guddi gu bër setagul nee nañ lu ne mën na fee am te it nee nañ yuuxu nañu wàllu fu nekk waaye dafa mel ni kenn tontuwu leen. mémorandum lañ ko def jox nañ ko autorité yi fi nekk yëpp amul kenn ku umpale. jamono yi nag ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ci cité Balabé nee nañ jamono ñi ngi def ay kuréel ngir taxawal ay brigade di sàkku nag ci kilifa yi ñu jóg laataa làmbaaye ñaaw nee nañ dañoo fas yéene jàmmarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy saay-saay ak wuyu di dugg ci seen quartier. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh fi nga xamante ni nag mooy Beaux Maraîchers lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti kilos 258 kilos yamba la ñu fa daal di jàppee ci bus transport bu Mali ca gare Beaux Maraîchers ñi nga xamante nag ñooy police Pikine def lu ni mel jàpp nañ ci ñaari apprenti yu fekk baax ci Mali am na ci it ñeneen ñu xelu leeral li ndongo kaa. mu doon nag ñaar téeméeri kilo ak juróom fukk ak juróom-ñett ci yamba yu ñu nëbb nag ci juróomi saak yu téeméeri kilo yu ñu naroon a fexeel nag ngir nu ñu koy génnee ci gaar bu Beaux Maraîchers waaye ñaaw njortu bu chef poste police bu gaaru Thiès bi tax ba lu ne mel daal dee gàntu yëf yi nag daal dee xew ci bi 3 heures tegee ay simili ci la agent de police bii di Seydou Diop daal dee njortu nag ni saako yu tegee ci kaw chariot bi du lenn lu dul yamba waa ji ñu dajeel ni lépp bi muy xew moom teg na ci bëtam. boobu ñu toogee di naan ataaye apprenti oto boobu ñu jàpp ñu nga fa woon mais boy boobu ñu séenee ñu jàpp ñaari saako yi comme que ñoom xam nañ lu nekk ci saako bi ñun mënuñu woon xam ñoom dañu daw la policier yi boobu ñuy ñëw fekk nañ boy yooyu daw mais boobu ñu ñëwee ñaari boy malien lañ fa fekk ñu ngi toogoon ci coffre bi ñoom it dañ doon naan ataaya kenn ki moo doon ataaya sax keneen ki otom dafa accidenté woon Kédougou moom liggéeyul temps yëpp 5 sac la saagu 100 kilos yi ñu ràbb quoi moom lañ duy 5 ba fees borom chariot bi 2 yi la njëkk a teg di romb poste police bi chef de poste bi xam naa daf flairé le coup laaj ko mu wax ko oto bu mu ko jëlee mu téye ñaari saako yi foofu dem pour seeti ji ak borom
borom chariot bi ñoo ànd boobu ñëwee ba fii ñu fekkaat fa yeneen 3 sacs moo tax mu doon 5 sacs. waaye bi ñuy teg loxo saaku yàmbaay ak ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni seen loxo daf see laale am na si ku daal di rëcc moo di ki ñëwoon nag ngir jël si marchandise bi. xam naa policiers yi aussi dañ doon surveiller laa moom dafa taal motom di dem gaa ñi topp ko mais jàppuñ ko ci yoon bi daan nañ jàpp ay oto yu koy yëpp mais fii au Beaux Maraîchers c'est la première fois. gile tegum loxo ci yàmbaa ji daal di am nag ci jamono joo xamante ni ñi ngi waxtaane ci biir réew mi ndax dañoo war a daganal lépp lu aju ci jëfandikoo ñax mu bon mi am déet Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. jërëjëf Ndongo wàllu xibaar bokk na ci ndaje mu nuy siiwal ci kanam tuuti ci suba gi li nga xamante ni moo tukkee ci liggéeyub indice de perception de la corruption au Sénégal résultat ñeel wàllum ger jàngoro jeeg nu mu toll ci yaramuk réew mi di Sénégal atum 2019 yooyu résultat daanu ko présenté tey jii lay doon ci suba gi 9h15 ca dalub forum civil avenue Malick Sy immeuble Linguère. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. kii di waa ñoo lànk conférence de presse la ñuy amal tey ci suba lay doon dinañ ci waxtaanee mbiri Guy Marius Sagna mi ne ba tey ci kaso bi ginnaaw bi mu waneeg fippu jëm ci yokkute njëgum courant bi ci Sénégal ñoom démb waa collectif bi di waa ñoo lànk amaloon nag campagne beneen jëm ci séddaleem ay flyers ci mbeddi Ndakaaru yi ngir lankal kilifa yi yokkute njëgu courant bi ak it di wéy di sàkku libération Guy Marius Sagna bu FRAPP France dégage. alxamis tey jile dinañu teewlu ay kàddu xalaat bi nga xamante ni Moustapha Diakhaté am na ko ginnaaw ak génneem ci parti bi di APR jaare ko ci commission discipline parti bi moom ancien président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar joxonte ndajeek askan wi ci page Facebook am lay doon ngir waxtaanee génn googee génne gi mu gis ne du lu dëppoo ak charte parti beeg yoon ginnaaw taxawal gi ñeel ab mouvement di Manko Taxawu Sunu APR initiative pour la refondation de l'Alliance. wàllu xibaar bokk na ca diine jeeg ñeent fukkeelu édition ziara njabootuk Ceerno Umar Fuuti Taal radiyallahu taala anhu tey ji la ndorteel yi ci alxamis ji jaare ko ci ndaje moo xamante ni ñu ngi koy amal di symposium ci waxtaanee yàqu-yàqu yi ci jikko yi Sénégal wàllug li nga xamante ni mooy ñaawteef yi ak safaan ci penc mi li ci doon saafara bu nu ko wéeree ci njàngum alquran ak dund ak Ceerno Seydou Nourou Tall ziara bi tëjte gi altine ji di ñëw lay doon ubbite gi niñ ko waxee jaare ci symposium ci kanam tuuti ci suba gi ca King Fahd Palace ren ñu fàttali ne ñu ngi ko dara jaale bëccëg yu am solo yooyu ca tedd Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ak njabootam. ñu des ak diine ji ak li nga xamante ni mooy bëccëg yu ñu amal ci diwaanu Ziguinchor at mu ca ne fas yéene wàcce juróomi junni kaamil daaru xayri alxuraanul karim googee ñu wàccee nag ngir jàmmi Sénégal ak li ko wër di sous région gi ren li ci xaw a ñuul rek mooy ñàkkum courant goo xamante dund nañ ko fa ak ñàkkum ndox mi comité d'organisation bi dem na ba joxoñ ci Sénélec ci jàggante Ziguinchor Lamine Ba. at bu ne ay junni doomu adama ñooy daje fa nga xam ne moo di daaru xayri ngir jàng fa lii di alxuraan ay junni yoon jublu ci nag ñaan jàmm ci Casamance ak réew yi ñu wër waaye édition ren bi nemmeeku nañ ci ay jafe-jafe yu bëri yu tukkee ci wàllu coupure yu bëri nga xam ne nemmeeku nañ ko ci électricité bi waaye ab cooxewu rëy bu jëm ci wàllu distribution ndox bi lee comité d'organisation bi nag ni ñaawlu loolee bu baax a baax Mahfouz Fall moom mooy rek kàddu comité d'organisation bi lee am na pèlerin yoo xam ne du ñu nelaw guddi bi yëpp dañ koy jàng mais nag ak perturbation courant bi délestage boo xam ne chaque jour dinañ enregistré délestage de longue durée tax na mais sécurité pèlerin yi daaru xëy fii imaginez des milliers et des milliers de personnes nga dajale leen foofu mu am ak délestage lépp mën na fa xew donc loolu ñu ngi koy déplorer bu baax a baax respecté ñu seen engagement man maa déplacé dem ba service hydraulique ñu wax ma ne dinañ ñu jox ñaar citerne ñu réclame ma 80 000 francs de carburant ñu jox leen ñu jóge Ziguinchor benn citerne moo amoon ndox mu ñëw mu gaare ci waañ bi mais on comprend pas mais c'est des choses à déplorer. ci biir édition bi nga xam ne amal nañ ko nag jàng nañ fa alxuraan lu toll si juróom-ñetti junni yoon taalibe yi nag ñaan fa jàmm ci dellu ci fi ci Casamance Sénégal ak réew yi ñuy wër. ñu gis ne lu ñu jàng ci kaamil lu ñu wàcce ci kaamil dépassé na 4000 ñu ne mais pourquoi pas il faut oser ñu dem 5000 mais mën naa leen wax ne objectif bi boobu dañu ko dépassé largement ñu ngi am 8286 fois. édition bu ren bi nag nemmeeku nañ fi teewaay délégation yu bëri yi nga xam ne ñu ngi tukkee ci réew yi ñu wër 5000 kaamil daaru xayri nag jublu ci fexe ba
gën a yombalal dugalante bi diggante askan wi nga xam ne nag ñoo nekk ci Afrique sowu jant. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. jërëjëf Lamine ñu del si Ndakaaru waxtaane ambassadeur bu Israël fii ci Ndakaaru bi dalal démb ci dalam ñi nga xamante ni ñooy gone yi di ay doomu Sénégal feebaroon ñu yóbbu woon Israël ngir ak pajoo ki opéré ca nu ñibbisi fan yi Ndakaaru ginnaaw évacuation bi ngir kon yooyu opération chirurgicale ñu fàttali ne léegi ay spécialistes yu hôpital Albert Royer ñooy daal di jël relais bi maanaam awu seen naatangoo yi ci Israël ngir wéyal xayma ak taxawu gi ñeel gone yooyu ba nu génn ci seen jamonoy tout tànk di kon âge pédiatrique gi nga xamante ni mooy fukk ak juróom ci at. Reportage soxna Fatou Ndaw Mbaye stagiaire ci RFM. dellu si nan ak ay xol yu bees tàq lu toll si juróom-ñetti millions si suñuy koppar mooy njëgu opération xale bu nekk lu nu mel Roy Rosenblit di ambassadeur Israël fii ci Sénégal moo ko xamle. pour chaque enfant c'est $15,000. gone gu nekk $15,000 lañ ci def leneen li ndimbalu Baay Defal Yàlla la leneen li participation Sénégal ak yenn ci privé yi kon daal gone yi xol bu yees lañ leen def. c'est un nouveau care pour les enfants. yi léegi gune sax daañu leen rawle ca Israël ndax ñàkk matuwaay yu mat fii ci suñu réew bu ñu sukkandikoo ci docteur Lamine Fall di pédiatre ca hôpital Albert Royer. fii am na chirurgie cardiaque mais am na ñu nga xam ne dafay complexe tellement que duñ leen mën a opérer sur place parce que les réanimations beeg yooyu mooy mais dina am toujours ci yenn xale yi nga xam ne il faut que ñu transférer leen. kii di Ndiaga Fall bokk ci xale yi ñu opéré moom léegi dina jouer football te du si yëg coono. sama football bu njëkk dama gaaw a sonn léegi dama gaaw a sonn ak moom bëri dama gaaw a sonn léegi dama gaaw a sonn. teewul ba tey yile xale daañu wéy di leen saytu docteur Lamine Fall. soit une fois dans l'année ou bien une fois par 2 ans. pour xool ndegam tout mais on les suit jusqu'à la fin âge pédiatrique muy âge bu 15 ans. lu toll si junni xale ci àdduna bi fukk ak ñeent di si ay sénégalais la ñu jot a opéré fële ca Israël mu doon lu jur yaakaar ci gone yi ak seeni ay waajur ba tax na ambassadeur Israël ak hôpital Albert Royer bëgg a saxal bile lëkkaloo. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye ñu dal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Angleterre mi nga xamante ni ñu ngi seen 24e journée ni ki tey jii nag la ñu ko fas yéene kon bokk jeexal ka féetee ci bopp raw gàddu gi moo di Liverpool bu Sadio Mané moom nag dana déplacé wu ca Wolverhampton ci bu 20h jotee ni ki démb nag daal nañu yeggali ci lu jot maanaam ci jongante yi nga xam te ne daal ñu ngi ko doon amal Tottenham moom daal na am ndam lu yaa 4-1 ci digganteem ak Norwich féetee ci place bu mujj bi Leicester moom gën a dëgëral taxawaayam ci ñetteelu place bi gannaaw ndam bi nga xamante ni moom itam am na ko démb ca dëkkam digganteem ak West Ham United 2-1 Manchester United moom dafa daal di lajj ci dëkkam digganteem ak Burnley ñaari bal ci dara. Coupe du Roi d'Espagne tamit ñu ngi seen 16e finale de finale kon bokk FC Barcelone ak Real Madrid ñoom ñaar ñëpp doon tase ak ay club bu 3e division ñoom ñaar ñëpp nag daal nañoo am ndam FC Barcelone moom Griezmann moo jot a dugal seen ñaari but daal dina am ndam ci digganteem ak Ibiza ñaari bal ci benn Real Madrid moom dafa daal di daal ñi di waa Salamanque beneen club 3e division 3-1 ca France demi-finale Coupe de la Ligue daal nañu xam affiche finale bi diggante Paris Saint-Germain lay daal di doon ak Lyon ni ki démb ci ñaareelu demi-finale bi PSG moom dafa fekkee Reims sa dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci dara ci Italie tamit ñu ngi seen woon quart de finale coupe nationale ni ki démb Juventus de Turin daal na daan ñi di waa AS Roma ñetti bal ci benn Napoli moom itam jotoon na qualifié ci wàllu demi-finale lii di coupe d'Italie bu loolu weesoo ñu daal di dellu ci tirage au sort lii di mondial Qatar 2022 zone Afrique daal nañ ko amal nag équipe yi ku ci nekk daal na xam ana kan ngay tasal Sénégal moom bokk na si ñuy tasal ñii di waa Togo donte Sénégal moo di favori groupe bi waaye waa Togo nee nañ daal ñoom itam am nañ ay pexe yi nga xam te ne bu ñu ko lalee mën nañoo am yaakaar ni danañ daan lii di équipe bu Sénégal ku wax lu ni mel nag moo di seen entraîneur di doomu Brésil di Valdo ci jamono doon évoluer ci Paris Saint-Germain ñaan des ak Abdou Diouf Junior. anam yi suñu naataango Togo bi faram-fàccee jafe-jafe yi nga xam ne seen équipe nationale mu ngi koy dund dafay mel ni ñoom daal fu ñu jaar Sénégal duma leen Jean Kancheki. jafe na trop ci Togo ndax jamono yi taxawuñu ndax Togo ni mu dooree éliminatoire CAN bi baaxul ndax Comore moo ko door à domicile ñu dem def match nul ci deuxième journée bi ca Kenya kon jàpp naa ne Sénégal mooy favori ñoo gën a jege dem fële ca Qatar. Vous serez en pole position pour être au Qatar en 2022. kii tàggat guney Mali ànd na ceeg ñoom waaye nag Mohamed Magasuba mu ngi wax Sénégal ñu def ndànk mu ne jongante bu mel ni bii tànk jëloonoo ndam la waruloo bàkku. Pour une compétition de ce genre, il faut toujours se méfier des outsiders. compétition bi ni mel faaw nga moytu bu baax a baax surtout outsider yu mel ni Togo yi nga xamante ni mus nañoo ñam ci coupe du monde
kon dinañ jéem a delluwaat waaye suñu jëlee ci wàllum valeur sportive équipe yi Sénégal moo nekk ci kaw Togo waaye su fekkee ne affaire compétition la moom waruñu koo wékk rek ci individualité yi. Sénégal la ñu jàpp ne moo ëpp doole ci groupe H boobu li nga xam ni mu ngi ko bokk ak Congo Namibie ak Togo doomu Togo yi nag nee nañ ñu balaa ñoo gën a am fit ak doole ñu jàppee leen ñoo xam ne mënuñoo am ndam ci biir jongante. voilà kon boog jot ngeen dégg sax kooku di Mohamed Magasuba di tàggat équipe bii di Mali moom itam bokk ci groupe bi ànd seeg Uganda Kenya ak Rwanda Mali nag moom moo di équipe favorite ci googule groupe waaye ki nga xam ne moo di seen sélectionneur daal di na kon boog gàntal lu ni mel nu ma ko waxee rek ci Sénégal yëf yi tant que JO ba gagné mënoo xam kon boog fan ngay mujjee ba tax na moom Mohamed Magasuba loolu la daal di wax ci ay kàddu ñu déglu ko ci téléphone yu suba ñoom. Un technicien ne doit pas parler ab technicien du wax ne poule bi dafa yomb man maay favori wala mën nañ ci génn lenn daal xam naa ko mooy groupe bi dafa métti ndaxte coupe du monde la ñuy waajal te coupe du monde nag ku ko wax xam ne mboolem équipe bi koy football rek ngir éliminatoire am day xar tànku tubéyam ngir dem ca ci loolu nag mbir mi du yomb jarul wax ju bëri na sama équipe bi góorgóorlu mu jox cër équipe bu ne équipe yu ñuy jànkonteel yëpp mu football bu leer te set ay xale lañ mën nañ ko def dina sàkku ngir leen mel am dinañu jàng itam ci équipe yi ñuy jànkonteel ci tënk daal du ñu yombal entraînement yi ngir ñu mën a bokk ci équipe yi nga xamante ni dañuy dem ca coupe du monde. Pas négliger les débuts pour que cette équipe soit l'une des plus compétitives d'Afrique et pourquoi pas du monde. ñu daal di ko jeexalee ko wàllu Jeux olympiques Tokyo 2020 ci lu jëm nag ci tournoi qualificatif googule Jeux olympiques ci wàllu boxe dañ ko daal di kon bokk gàntal la ko waral nag moo di comité international olympique moo jël googule dogal gannaaw ba ñu gisee ni wopp bi di coronavirus fi mu toll nii daal moo dafa mel ni lu yëngal àdduna ba tax na kon bokk ñu daal di jël googule dogal yëf yi nag ñu ko naroon amal ñetti fan ci weeru février jàpp fukki fan ak ñeent ba tey ci weer googule tournoi gi ñu naroon ko amal ca Wuhan di kon bokk ci tournoi yi nga xamante ni moo di juróom yi ñu jotoon lim ngir daal di amal li nga xamante ni daal moo di qualificatif Jeux olympiques ci wàllu boxe te naroon dajale Asie ak Océanie ci lu jëm nag ci bëtal googu ndax danañ ko amal wala dañ koy jël délocaliser ko yóbbu ko feneen comité international olympique amul dara li nga xamante daal yëkkati ko ci ay kàddu la ca des rek mooy xaar fii ci kanam ñàkkul ni danañu indi ay décision wala boog ay leeral ci mbir moom la nga xamante ni jamono gi ñu ngi koy waxtaanee ak jafe-jafe yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ak wopp bi di coronavirus bi nga xamante ni jamono gi découvrir nañ ko foofu la ca Chine. jërëjëf Cheikh Tidiane. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg seeg yéen ci wàllu culture gi ànd ak soxna Anna Rocha. mag leen di nuyu mbokk yi ci fan yi ñu dëgmal Ndakaaru dina dalal édition bu njëkk xew-xew bi ñu dippee Dakar Music Expo ñaari kàngam ci wàllu musique ci continent africain bi ñooy doon parrain yi muy Youssou Ndour ak kii di Angélique Kidjo juróomi fan yoo xamante ne dinañ ci amal ay concert waaye itam ay waxtaan loolee ngir màggal créativité africaine gi dinañ ci amal ni ki tey ji ci suba nag benn conférence de presse ci Institut français laata loolu ñu wutal yi bët gànnaaru réew mi Ndar foofee nga xamante ne bindkat bi di Alpha Amadou Sy daal dina présenté téereem bu mujj tuddee ko CAN 2019 de l'accueil euphorique des Lions du Sénégal mu di ab téere boo xamante ne mu ngi ci jàngat dalal gi ñu dalal gaynde yi gannaaw finale Coupe d'Afrique des Nations bii de weesu Mamadou Diagne teewee na cérémonie dédicace boobee téere si ñaar fukki fan ak benn si weerum sulet si atum 2019 ndax Sénégal ñëpp dañoo doxi woon wutelim sport am déet les mën na jàpp si li nga xam ni moo nekk légitimité wala déet wala sax lan mooy njàngatum dajaloo bu mag bi nga xam ni dañ ko defoon jëmale ko si équipe nationale bi nga xam ni ñaareel bi yoon mi ngi nii muy ñàkk Coupe d'Afrique des Nations saa su demee final la muy laaj yu bëri yu samp si téere bii nga xam ni daanaka li ko teree mat téeméeri paas bëriwul te professeur Alpha Amadou Sy bind ko daal di koy duppee CAN 2019 ci gàttandum gaynde Sénégal yi. lu tax ñu daan leen ñu sargal leen donc ñaari baat yooyu dafa xaw a safaan kon nag doo yem nag ci safaan na mais gëstu mooy nga jëm xool lu ko waral nan la tëddee ngeen ànd gëstu si ndax dem ne ñun mooy suñu liggéey. moom milee daal di ne xóotal xalaatam bay
waaye xam le ni si biir téere bi lan moo lëkkale politique ak tàggat yaram. xam nga tey mënoo si xam lu xew tey te xamoo lu xew démb kon li am tey boo buggee leeral ci mbirum politique ak nu ñu yëngalee réew mi da ngay dellu gannaaw ba 86 ak li nga xam ne moom moo doon jàq rek bu ñu fa aboon nga jéem a fàttali ñu loolu nga méngale ak li am tey ngir wone que football ak politique dafa na nga xam ne da koy méngale. kii di professeur Alpha Amadou Sy mi nga xam ne ni football léegi du jeu rek waaye business daf si lalu te loolee sax moo tax mu jàpp ne business boobu moo gàllankoor delloo njukkal bi ñu bëggoon delloo njukkal Sadio Mané fii si biir Sénégal. di ko jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen it mbokk yi ci diglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.